léegi mën naa jël kàddu gi ci turu coalition citoyenne le peuple nga xam ne am na fukki kuréelu ak ñeent yoo xam ne ñoom ñoo ci bokk ñu mën cee lim rek ñenn ci ñoom muy Claire Vision bi nga xam ni camarade Clédor Sène moo ko jiite nga xam ne tey mi ngi ci kaso bi wax dëgg yàlla ci jaay doole bi la bokk tey am na ñoo ko fi taxawal ñoo xam ni ñu ngi ci Claire Vision ku ci mel ni Moustapha Sarr ak soxna Aïcha Sarr ñu ngi ne toog ñu bokk tamit coalition bi ak jeunesse au pouvoir bi nga xam ne Mansour Mboub moo koy jiite moom aussi tey dañu am contrainte bu tax mënul woon a teew ci waxtaan wi mais adjoint mi ngi nii toog muy Pape Magaye Dieye ñu bokk ci également ak vraiment kuréel yu bëri ci mel ni Sénégal debout xam ne ñu ngi toog te damay wax ne ñooñu ñun lu tax ñu kontaan ci ñu bokk ci suñu coalition mooy dañoo am ay experts ci fichier électoral d'ailleurs ñun ci jamono yi ñu jëm ci suñuy objectif yi am ñun la coalition mooy dinañ ci def benn lël boo xam dañuy présenter Sénégalais yi parce que loolu dafa bokk ci suñu objectif pour que ñu wax nan lañ mën a amee fichier bu ñoŋ parce que Sénégal gépp d'accord nañ ni fichier yooyu dafa am problème jafe-jafe yi mettee ci nekk li ñu bëgg mooy ñu am fichier électoral boo xam ne kenn du ci am sikki sàkk bu ñuy amati élection bu mu mën a doon Sénégal dinañ présenter ñun ak notre expert que ñun dañ ko tuddee sax un expert international boo xam dina ko présenter devant tous les Sénégalais wane ni mën nañoo am fichier bu ñoŋ bu dee ñëpp d'accord nañ te ku ci nekk wóolu nga sa doole lépp leer parce que ñun faruñu nous sommes une coalition citoyenne réew mi moo la ñor xëccoowuñ nguur xeexuñu ko yore nguur waaye nag dañoo nekk ay acteurs de la société civile ànd ceeg ñu bari ay boroomi xam-xam ay boroomi lu nekk ci suñu biir ñuy waxtaan pour jariñ suñu réew faraluñ kenn waaye nag bëgg nañ jëf yi jaar yoon loolu moo ñu tax a jóg nekk nañ ci également ak mouvement Magid nga xam ni sunu camarade Cheikh Diop bu Touba moom moo koy jiite waa 1 million march comme nañ koy waxee ñoom ñu ngi ci biir coalition bi effectivement nga xam ni figure emblématique bi mooy Ousmane Tounkara ak jafe-jafe yi mu nekk nii ñoom it ñu ngi ci biir salle bi am nañ fi représentant ki leen fi nekkal mi ngi tudd d'abord Cheikh Madina Dieng ak soxna Aminata Ndaw nga xam ne ñoom ñu ngi fi également ak Balla Sill au nom de la plateforme 1 million march ñu ngi ci salle bi toog donc Madina Dieng mi ngi nii toog kenn ci ñoom ñuy wax également que yeneen structure yëpp ñu ngi fii yoo xam ni dañuy taxaw di liggéey ak ñun ci lii ñuy xeex fukk ak ñeent yëpp ñu ngi ci salle bi mais comme man maay wax ci seen tour su ma waxee rek yóbbaale naa ñëpp ñuy wax ne ñun dañoo am suñuy membre fondateur u coalition citoyenne boo xam ne ñu ci kaso ci jaay doole ndax ñun ñii sax ku ci mel ni nitu dëgg nga xam ni Abdou Karim Gueye moo koy jiite moom it nekk membre fondateur bu coalition citoyenne bi ñun jaay nañ ñu fi doole ba téye ñu fi en garde à vue ci loo xam ne dañoo taxaw rek di manifester ni dañuy dem manifester parce que préfet Dakar amul droit tere benn manifestation ci réew mi parce que constitution moo maye ku bëgg a manifester nga manifester loolu il faut sénégalais yi xam ko ñun demande wu ñu tere ñun dañ koo yëgal mooy déclaration de manifestation lañ def dem yëgal ko muy jaay doole comme ni ma ko waxee nekk ci mbedd Ndakaar yi di lambar loolu mooy dëgg mais bu ñu waxalee yàlla amul droit tere parce que constitution moo nu may ñun dañ koy yëgal rôle préfet Dakar du nekk ci mbedd yi di def maintien de l'ordre loolu jàng ko fenn loolu du rôlam moom rôlam mooy ni force de sécurité yi lii laa décidé ñoom ñu dogal lam décidé bu dee dafa bëgg ñu encadrer benn manifestation dem encadrer ko bu dee dañ leen bu mu fi amee te loolu du woon yoon mu am ci suñu réew parce que suñu constitution moo nu ko may mais même fekkente ne du yoon sax même buy jalgati sax da leen a war a am dem leen jalgati ji waaye moom day toog bureau
parce que buñ teree nit ñi ñu manifester loolu jalgati yoonu réew mi la kenn amu ci droit kon nag ñoom ñooñu nga xam ne suñ ñaari camarade la muy une personnalité indépendante muy Assane Diouf nga xam dafa ñëw bi ñu créé coalition mu ñëw fekk suñu réunion ni moom bokk na ci en tant que personnalité indépendante mi ngi ci kaso bi ci jaay doole moom Assane Diouf beneen bi mooy le camarade Clédor Sène mi ngi ci kaso bi ci jaay doole moom it deful dara détention préventive lañ ko def dem fekk ko këram fanaan buntu këram pour mën koo jàpp ci fajar gi pour mu rëcc ku toog sa kër di nelaw ñu ñëw jël si la ciy caaxaan donc loolu lañ def Assane Diouf loolu lañ def Guy Marius Sagna te kenn mënta nangu loolu ci réew mi muy continuer dëgg mooy tax Sénégal dem ca kanam ñun nag li tax ñu teg suñu coalition bi ginnaaw bi ma leeralee moom président Ousmane leeral na ko man leeral naa ko bokkuma Pastef yoruma carte Pastef xawma siège Pastef fu mu nekk mosuma dem bureau mosul ñëw sama bureau c'est important ñu leeral loolu benn yoon lañ mos a toog boo xam dañoo waxtaan c'était presque 5 ans ci ginnaaw man ak moom ak El Malick ñu toog waxtaan entre ay jeunes yoo xam ni seen réew soxal na leen ca la waxe moom ne mi ngi doog a jot récépissé parti ñu waxtaan fa sax ba ma gis ni ñun ñaar ñoo bokk génnandoo université Gaston Berger démb la ma am ku ne ma pourtant nekkandoo ngeen fa au moins une année maa ko jiitu nag maay magam mais mu ne ma au moins defandoo ngeen fa une année académique à l'université Gaston Berger mais boobu maa moom xamantewuñ université bi ñuy toog man ak moom di waxtaan it dañ doon waxtaan ci mbirum réew mi ca la ma annoncé sax livre am bi mu njëkk a bind ne ma dootul yàgg dina génn xam naa sax boo moytuwul fa lañ may dàq ndeke duñ ko dàq ca loolu ci leneen lañ koy dàq jaay ko doole ci loo xam ne li mu doon wax Sénégal yëpp gis ko ni site boo mënoon dem ci gouvernement bi da nga fay gis li mu doon dénoncé amul dara lu mu inventé ñu tuumaal ko ni ko yow da ngay génn ay secret yoo xam ni sa profession ko amee ala ko de loolu man mii mënoon naa ko def su fekkoon dem naa ci site gouvernement bi rek gëstu ko parce que ma nga foofu lépp lu ñu vérifié la ñun parce que ñun du ñu jaay kenn président Ousmane Sonko su nekkoon ci lu dëgg man dàmbul ci ñi ma xam nañ du ma ànd ci lu dëgg lii ñuy def it defuñu ko pour di ko jàppale mais danoo jàppale dëgg dëgg gi nag féetee moom lii rek la ñun jàppale wuñ ko en tant que moom Ousmane Sonko mais danoo jàppale dëgg ñun la coalition citoyenne le peuple danoo xool ne lii nu ko teg ci jaay doole la ñu jàppale dëgg leeral nag lu ci ne parce que lu ci ne ci ñun luñ ci wax dañ koo tegal ay firnde yu leer nañ ni liy complot bu leer nañ la léegi nag loolu la ñuy yaakaar ñun dañuy jàppale président Ousmane Sonko alors que ñun jàppale wuñ ko ñun dañoo jàppale dëgg rek dëgg nag wax dëgg yàlla bu xësee jib képp ku mu arrangé wul da ngay xoolaat sa bopp xam ne yow yaa newul ci dëgg parce que dëgg rek mooy mujj te ku gis mbir mi ni muy demee lépp luñ ci yëkkati rek da ngay gis ni gaañu daanu nañ même ki ci nday mbill gi nga xam moom moo indi coow li yëpp moom ci boppam nee na lam doon tuumaale tege na ko nee moo ko wax ñëpp yi dégg ci discours am ni pare na ci waaye na nekk ci complot bi moom it ñu koy wax looloo xam pour yàq deru nit ñi il faut qu'on soit sérieux loolu moo tax ñuy leer ni encore une fois man comme ni mu ko waxee jour boobu ñu toogoon il y a 5 ans ou 6 ans ñuy waxtaan ci mbirum réew mi muy jore ay projet am ni teg na partenaire am na récépissé muy extra loolu la boobu lañ mos a daje beneen bi mooy biñ ko jaayee doole à la fonction publique dem dàq ko dàq boo am dara jaaru ci yoon dara jaaru ci yoon dul jaay doole man nag en tant que syndicaliste du ma gis ñuy dàq liggéeykat boom dañ koo jaay doole ma ñëw du ma taxaw ci wetam keroog jour boobu laa mos a demaat ci activité bu Pastef def dem ci hôtel Feto lañ ko doon defee ma ñëw taxaw def sama déclaration wax ne jaay doole la nañ ko dàq dara jaaru ci yoon beneen ba mooy bi ñu xalif général des Mourides woowee waxee ni dafa soxla ñi nga xam ñoo ngi yëngatu ci mbir mi sama coalition ma dem fa au nom de la coalition man ak Mansour Mboup ñu dem tase faawaat ak moom parce que moom it bokk na ci ñi nga xam moom lañ convié woon ak ci réunion boobu mooy le vendredi il y a 10 jours donc ci réunion boobu la ñu émissaire xalif bi sëñ Bass Mbacké Porokhane wax ni xalif général des Mourides nee na ngeen teg lépp ci suuf ñu wis ci ndox mu sedd parce que loolu moo gën ci Sénégal moo gën ci réew mi ñaan na leen ko nag may leen ko su ngeen ko mayee dana dem ñaan beneen boor bi muy président de la République ak ñem àndal ñu séq mbir mii bu ko defee parce que dossier bi comme je le dis et de façon très courageuse ci dëgg laa ko teg mooy man tuddewuma ko dossier Ousmane Sonko Adji Sarr mais moi je l'appelle le dossier Ousmane Sonko Macky Sall parce que c'est un dossier boo xam si
politique bu ñëpp xam ci ñi ñemee wax dëgg c'est un dossier politique donc man loolu laa gëm ñun coalition bi tam loolu lañ gëm loolu nag bi ñu ko ñaanee ni dañoo bëgg ngeen teg lépp ci suuf ndax moo gën ci Sénégal moo gën ci yéen ñu may ko mu ne nag moom dina jël lépp dem waxtaan ceeg ñi ci war a waxtaanal pour lépp sedd ñu may ko mu ne ñoom buñ ko mayul dina yëgal Sénégal gépp ne mayuñu ko ñoo ngi yaakaar na nag ku bëgg intérêt Sénégal fitna bi fi amoon ba fukki barkan ak ñeent rot ci kenn waratul ñaan mu am ci Sénégal te ñu ko provoqué ñun xam nañ leen parce que damay wax toujours ci samay sorties yi may def ne bu ñu waxee rek bi ci ëpp solo mooy yaa ngi convoqué nit ki ne ko da ngay dem wuy ji juge 8e cabinet mu ànd ak ay avocat ak ay nitam na ñu koy gunge ay jagañaaleem di ko gunge nga ne ko du ngeen jaar fii wii yoon wee yoon ngay jaar provoqué ko tas marche bi tas cortège bi nga xam ñoom defuñu woon dara sànniwuñ xeer saagawuñ defuñ dara dañoo ànd ak seen leader bu nu woo looloo fu mos a am man bi may nekk étudiant booba à l'époque ñun dañoo faawoon Ablaye Wade bu mu ko daan woo ab Diouf bu ko daan woo ñun ñëpp ko daan dar ànd ak moom point E ba tribunal mais ab Diouf toog ca biram di ko muñ ñuy def fukki waxtu ak juróom fukki waxtu ak ñeent ab Diouf di muñ xol bi jeex mu koy muñ mais président Macky Sall ne moom du muñ gis président Ousmane Sonko ne ko doo jaar buntu université pour étudiants yi bee ko ànd ak moom loolu la ko doon xaj mais loolu nag dafa am galgal bu ci am parce que ñoom bi ñu daggee cortège bi ci digg tali bi ñëpp di ko gis préfet Dakar ne rëcc ci digg ba bañ defee loolu danoo jël président Ousmane Sonko yóbbu ko à la section de recherche lu tax yóbbuñ ko directement ci juge ci cabinet de loolu ko taxoon a jóg pour woon leen ni tàppale yi dafa bari booba nag man jàpp naa ne la yàq mbir mi mooy dañoo yaakaaroon ne fam taxawoon ne demoon foofa lay tax mais bam ne samay kilifa ñaan nañ sama sëriñ ñaan na ma samay nit ñaan nañ ma certainement ay avocat am digal nañ ko mu ne léegi damay dem naam xam naa ne ñee may dem wuti jaay doole la ñuy def mais yoon taxu leen tax mais loolaa yàq plan ba kon nag man jàpp naa ni coow lu fi am Sénégal looloo ko indi maanaam loolu bokk na ci li indi coow ci réew mi kon nag ñun duñ fi nekk di wër-wëral ñun leen jàpp mooy ñun coalition citoyenne ay kuréel lañ yoo xam ne kenn bokk ci Pastef ça c'est important pour nit ñi xam ko ñun dañoo taxaw di xeex pour réew mi parce que ñun ñi nga xam ni ñun ñooy société civile suñu rôle mooy ñu encadrer le processus démocratique ba nga xam ni dañuy encadrer les libertés ñun loolu mooy suñu rôle maanaam fexe ba réew mi duñ fi jaay doole kenn fexe ba réew mi élection bu fi amee mu jaar yoon duñu boddi kenn ku ci war a bokk fexe ba képp ki nga xam ni dangaa am àq ak yelleef ci réew mi ñu jox la ko loolu mooy rôle société civile maintenant nag ñun comme ni nga ko waxee président Ousmane ñun kenn duñu terroriser naan ñu voilà yow Dame Mbodj secrétaire général de syndicat nga yamal ci njàng mi rek bul wax ci leneen yow médecin nga yamal rek ci faj say malade yow marabu nga yow nekkal rek di wax waxu diine bul wax leneen léegi bu ko defee di ñu diviser bu ko defee duñ booloo pour intérêt Sénégal man loolu kenn du ma terroriser ci loolu dama nekk citoyen sénégalais lépp lu xew ci réew mi intéressé na je ne suis pas partisan nag parce que man samay texte syndicat moo may tere far ci tel parti dem jël cartam dem ci réunion loolu dañ ma koy tere wuñ ko nag samay militant mais man awma droit def loolu ça ne veut pas dire que du ma am droit di wax sama xalaat ci réew mi ni muy doxee moi je ne suis pas partisan mais je suis éminemment politique tout ce qui se passe dans ce pays m'intéresse loolu il faut Sénégal yëpp xam ko kon nag comme xam naa loolu man te ñun suñu rôle mooy encadrer les libertés et la marche démocratique du pays loolu moom moo am depuis 1960 ak léegi au moins ci li ma jàpp ci ay leaders yoo xam naa leen ci mbirum jàng meeg feneen ak feneen ñuy taxaw di xeex pour réew mi jaar yoon man ci loolu laa nekkuma ci leneen léegi nag li nga xam ne moo am ñun li ñu bëgg Sénégal yëpp xam ko mooy jaay doole baaxul ci réew munoo nekk ni man maay buur ci réew mi te ñun faluñu la woon buur dañ laa faloon président de la république mu am ay institutions yu ko encadré am ay loi ay règlement yu ko encadré nga teg ko teg na le di jaay doole kooku kenn mënu ko fee noonu loolu moo tax ñuy leeral ne ñun président Ousmane Sonko li ñu gëm mooy jaay doole gi ñu doon def sa yeneen nag moroom yu doon xëccoo réew mi rek lañ jublu ci yow amul leneen maanaam damay nekk ci réew mi maa ëpp doole ca làmb ji waaye du ma bëre ku ma neexul maay seet ku ma neex moom lay bëre loolu mënta ne soo ëppee doole ba wane ne yow yaay fañ-fañ da ngay ñeme kon ñëpp nag mais nag maa fi ëpp doole waaye kii nañ ma ko dindil kee nañ ma ko dindil buñ paree ba mu des fi nga desee yaawu jàll na yaa fi mën loolu mënta nekk làmb ji ku ci mën da ngay ñeme mbër yu mag yi ñeme mbër yu ndaw yi
léegi nag liy problème mooy bëgg a seppi mbër yu mag yi ci biir làmb ji loolu lañ dul nangu ñun suñu rôle ñun société civile et je lance un appel à toutes les organisations de la société civile ni leen gis nga bu ñu seetaanee ba réew mi yàqu ñun suñu musiba la ñun gouvernance bu jaar yoon ci réew mi ba lépp jaar yoon lépp ñoom suñu intérêt la ñun parce que ñun jàngalekat yi pour prendre un exemple suñu seetaanee ba réew mi ñu yàq alal ji ci réew mi ñu salfaañe ak yeleefu ñëpp mais ñun bu ëllëgee ñun ci suñu kaw lañ jëm bés bu ñu demee ba droit yi les droits les plus élémentaires dañ koy salfaañe wala bu ëllëgee bu ñu songee suñu droit de grève kon bu ñu sénégalais yi ne bu ñu dee grève pour woo sénégalais est-ce que daan ñu fekk si loolu moo tax ñu war a xam ni réew mi ku fi nekk amul dara loo xam dafay nekk te sa yoon nekku ci bu réew mi yàqoo ñun jàngalekat yi bu ëllëgee ñun ñoo ci njëkk a pâtir moo tax ñun dañoo war a fexe ba réew mi jaar yoon c'est la même chose ak médecins yi c'est la même chose ak tous les corps de métier ñu taxaw jaarale mbir mi yoon man barki démb rek recevoir naa les artisans yi nga xam si dañu des 4 régions Diourbel Kaolack Kaffrine ak Fatick ñu ñëw seet si ma pour di ma exposer li nga xam ni moom le ministre de l'artisanat wax ci loo xam bokkul dara ak li am dara amu ci. del déglu del xool Feeling Dakar site bi lay jox information yu leer Feeling Dakar yaa ngi Feeling Dakar di nga am info yu leer ci people et sport politique Feeling Dakar yaa ngi Feeling Dakar Feeling Dakar notre plateforme d'information